Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum ñu doore xibaar yi ak itam li nga xam ne coronavirus ak fi mu toll ci 339 259 personnes ñu mu laal bu ñu seetee ñi faatu toll na ci 14 706 mooy bilan mondial bi dinañ ci dellu soit ak pàcc gu yaatu gu ñu ko jagleel yokkute gi nga xam ne mu ngi koy yokk moom tawat joojee ci diwaanu Pikine département jot nañu ngir xeex tawat joojale xibaaru sport dinañ ci ànd ak Bayma Anta Mboup yéen kay la ñuy dax képp xibaar yi ak El Hadj Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour. naka situation tali bi. voilà bu fekkee rond-point Sif da doon xat lool tey nag même si am na ay quelques ralentissements pour ñu jógee ci poste Thiaroye foofu taxul mu métti lool c'est pas la très très grande affluence au niveau du rond-point aussi de bàyyi ko du côté de buntu Pikine jëm file aussi am na quelques lenteurs laata ñuy dépassé lu mel buntu Pikine naka noonu faudra ralentir pour oto yi bàyyi ko fii ak yu bàyyi ko Pikine ak sax fi nga xam moom mooy marché au poisson intersection boobule gendarmerie moo ko géré tax na ba da ngay xaarandi doog a mën a progresser bàyyi ko fii aussi jël yoon Yaraax aussi yéex na pour ñu jëm marché au poisson je pense. ci kanam ma lambat leen. Zik FM. asalaamaaleykum ñu doore ko ak naqar ak tiis bi nga xam ne dal na ci groupe des médias dal ci monde presse bi ni ki itam ci àdduna bi yëpp muy génn àdduna ak El Hadj Mamadou Ndiaye Doss nga xam ne mu ngi am ni ki démb mu génn àdduna fële doon naqar ak tiis woo xam ni dal na ci groupe bi ñu koy jàll li ko doole ci kilifa gi ba ci ki gën a tuuti ci kër gi waaye jàll ko itam ay mbokkam tiis la bu méttee métti ci monde presse surtout ci groupe des médias yal na fa mu jëm dàqal ko fi mu bàyyeeko. nañ ci dellu sàcc ne mu gën a yaatoo ci yeneen ñi waxtaan ginnaaw xibaar yi ngir jàppandal nit ñi continuer seen ay kàddu seede ci liggéey bu am solo ak parcours bu riche bi nga xam ne def na ko ci milieu média moom El Hadj Mamadou Ndiaye Doss. ay nit yu bëri yoo xamante ni bii coronavirus dalaat na leen mu dikk yokkute ci bi ñu xayma toll ci fukk ak benn cas yu bees bu ñu ko totalisé fii ci Sénégal mu ngi toll ci 67. loolee di ay firnde yu bàyyeekoo ci kii yor kàddug ministère de la santé docteur Alice Diouf ba tax mu sàkku nit ñi ñu gën a dund li di vigilance ñu teewli kàddoom. si 85 tests yi ñu def 11 ñoo si positif 11 maanaam fukk ak benn ci fukk ak benn yi juróom benn yi ay cas importé lañ juróom yi ay cas contact yoo xam ne suñu service yi ñu ngi leen doon suivre bu ñu xoolee ci bésu tey Sénégal am na 67 cas yoo xam ne déclaré nañ leen positif ci 67 cas yooyu juróom tane nañ ci ba génn 62 ñoo nekk ci structure hospitalière yi ñu leen di faj ba léegi ñooñu nekk ci structure hospitalière yi muy Touba ak Dakar seen wér-gu-yaram mu ngi jëm kanam. ba tey ci wàllu boobee moom docteur Alice Diouf mu jàmbar situation nationale situation mondiale nag. bu ñu seetee ñi am coronavirus mi ngi toll ci 339 259 kon wopp ja na muy gaawee na muy dawee gaaw na la mu boom toll na ci 14 706 fukki ju nekk ñeenti toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn bu ñu seetee itam am na ñoo xamante ni bii am nañu tan Italie nag fi nekk nii daanaka moo jël raw gàddu ga ndax comptabilisé na 5476 juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. benn kaawu suspect boo xamante ni bii ci Covid-19 fële ca diwaanu Saint-Louis def nañu test ba mu positif bu ñu sukkandikoo ci xibaar kii nga xam ne mooy directeur de l'Institut français nga xam ni dañ ko évacué woon fii ci Dakar moom mooy ki am wopp ja xëy na dinañ ci dellu soit ak suñu correspondant ba ñu teewal foofee ca Saint-Louis Babacar Niang. ñi dëkk ci quartier nord nekk ci panique bu doy waar itam ginnaaw bi ñu annoncé ci réseaux sociaux yi ci yenn ci ay quartiers yi nekk foofu ci diwaanu Saint-Louis ñu depuis démb ba léegi boobu lay xibaar mu ngi continuer ci directeur institut français bi nekk foofu ci Saint-Louis dafa am wopp jooje di coronavirus waaye teewul ñoo ngi sukkandiku ca média ba dal loo xel li wopp ju am ci diwaan la wax ñi ci des rek mooy fàggandiku ngir man comme moytu rek. ci lépp loo xam ne ay recommandation la yu bàyyee ko ci kilifa yi ñu fekk ca Saint-Louis Babacar Niang. benn cas bu tey xel nag benn doomu aadama bu ñu wax ni dafa am feebar bi di Covid-19 depuis démb nag lëmbe na askan wi yeewoo fii ci biir dëkk bii di Ndar ki nga xam ni moom la ñu joxoon baaraam nekk benn ressortissant français boo xam ni nag démb lañ ko évacuer sur Dakar gannaaw bi nga xamee ni ambulance SAMU bi ñëw na récupérer ko fële nga xam ni fa la dëkk moom mi nga xam ne nag mooy directeur institut français ni ko ñu bëri xamee ba bind ko ci biir réseaux sociaux depuis démb jamono yi ma nga ca Ndakaaru mu nekk ab situation boo xam ni nag fi mu toll nii indi na njàqare
ak tiit ci askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca quartier nord ci Saint-Louis waaye tamit ñi nga xam ne ñoo dëkk ca booru institut français ñu nemmeeku nag ay ndaw ay élèves ay étudiants waaye tamit ay artistes yu bëre yoo xam ne nag bés bu nekk nag dañuy teew ci place boobu di institut français moom directeur bërëb boobu ñu wax ni nag moom kenn moo dëkkoon gannaaw information yi nga xam ne am nañ ko ci ki nga xam ne mooy chargé de communication ba nekk ca bërëb ba ñu wax ni nag dafa feebaroon diirum ñetti fan a ngi nii te ñu nemmeeku woon ci moom nag tàngaay yaram ak sëqët su tar tax na sax 17h lañ ko évacuer fële ca Dakar ñu wax ni nag yegg na ay 20h fële ci clinique bi nga xam ni fa lañ koy nemmeekoo jamono ji bërëb ba tëj nañ ko te personnel bi yëpp wax nañ leen ñu toog seen kër laata ñuy am lu leer ci li nga xam ni moo ko dal terewul nag jamono ji askan wi tiit nañu ñu ngi def ay ñaan ngir rek li ñuy xalaat ci ki nga xam ne dañ ko tuumaal dafa yor feebar bi mu bañ nekk dëgg fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang maa ngi lay jaajëfal. ak ay cas yu positif yu coronavirus yu nemmeeku nañu ko ci dëkk bu sell ba Touba sabab na beneen département bu jigee lool Touba dem beeg dikk bi itam doon lu ci yomb lool muy diiwaanu Linguère nga xam ni ña fa nekk nag jamono ji gis nañu ni wopp ji comme mu ngi law ci wàll wu ne ba dañ koy wàllante sax léegi suñu biir muy contamination communautaire ci wàll boobee tax na nag ñu jël seeni ay motuwaay foofee ci diiwaanu Linguère ni lépp lu ñu man te mu nekk ay recommandation ngir mucc musal seen njaboot ca wopp ja daañu ci suubu ñu fekk ca Linguère Mass Ndiaye. yiir askan wi si coronavirus ma ëlëm askan wa nekk sa diwaanu Touba tolloog 104 kilomètres dong ak Linguère barke ji di ab commune jël ay matukaay yu mat sëkk di leen musal si jàngoro ji Boom Sow secrétaire général APROSI ay produits yoo xam ne moo leen mun a aar ci maladie bi ñuy wax tey muy coronavirus donc tey gis nañ ne ci loolu président de la République son excellence Macky Sall am ay comportement citoyen surtout ci wàllu cet. adjoint maire Mor Dior Ndiaye ak sous-préfet Mouhamadou Bassirou Ndaw mooy sensibilisation ci wàllu maanaam feebar bi nga xam ne tey moo tax di ñëw muy coronavirus bi nga xam ne tey moo lëmbee adduna yëpp teg def benn acte pour répondre élan de solidarité bi nga xam ne président de la République lancé na ko jiitu ca nag ñu jël ko teg ko ci loxo maire yi aussi dana ko def fi nga xamante ni fa lañ ko war a def loo xam ne moom la ñu soxla ci jamono ji muy loo xam ne dañuy désinfecté mu demee ni ay eau de javel ak saabu ak satala ñu war a raxasoo bref lépp lu nga xam ne rek tey matuwaay prévention la. jot na tem tey nguur ak Sénégal jël ay matukaay yu mat sëkk ngir faagaagal jàngoro joojule. Zik FM Linguère Mass Ndiaye. Mass Ndiaye sous-préfet bu Linguère Mamadou Bassirou Ndaw noonu itam la jote yooyu les matériels am ci mbégte muy matériel yuy jàppale nit ñi ñu koy fàggandikoo wopp jee ngir mu bañ leen a dal jàpp na it nag ni faaw ñu boole ci vigilance muy njortu lu ñaaw ñu teewlu ko. def benn acte pour répondre élan de solidarité bi nga xam ne président de la République lancé na ko jiitu ca nag produit yi macha allah bari na matale na xanaa li ñu ciy wax rek mooy danañu fexe comme ni ko le maire waxee ba fépp fu mu war a dem mu dem fa waaye itam nit ñi mën ko jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo. fële ci diwaanu Pikine xeex wopp ji di Covid-19 professeur Daouda Ndiaye nekk chef du département parasitologie ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar jàpp ni li gën ci nit ñi ñu def autoconfinement balaa laa nguur génne toogal sa dëkkuwaay nga la waay yaa jëkk a toog sa dëkkuwaay di fu la jumat sëkk joo xam ne bu boobaa sax liggéey bi day yomb lool ci way takk der yi ñu bañ di xënte te xam ni jéegu bu ñu dox rek suñu njariñal bopp dong la way takk der bi lay wàññiwaat yow nga dem moom mën naa am wopp ji ci mbedd mi kon bañ a fippoo ak moom mooy li jaatu ba tax na kàddu ñaax ga muy jëmale ci nit ñi gàttal tànk yi ak itam am fulla ci wàllu cet gi ñu digle. Fédération générale des travailleurs du Sénégal ñoom itam dañoo woo askan wi ñu respecté li nga xam ni muy dëgg-dëgg norme yi nga xam moom la ñuy joxe comme ay recommandation bàyyi ko ci autorité sanitaire yi nekk ci biir réewu Sénégal FGTS ci kàddu seen njiit Sidya Ndiaye xam le ni kenn ku ne war nga jàpp ni li fiy jëlee tawat ji mu ngi ci yow ñu teewlu kàddu yi Sidya Ndiaye. chaîne de transmission bi la ñu war a couper mais pour ñu couper ko il faut que nit ñi discipliné moo tax ñuy ñaan ministère de la santé mu accélérer processus de mise en œuvre équipement protection individuelle yi pour que ñi nekk ci hôpitaux yi mën ko commencer utiliser rapidement dans toutes les régions médicales surtout zone frontalière cri du cœur la ñu demandé aussi patron de presse ñu gën a jàppale journalistes yi nga xam ne ñoom ci terrain bi pour que ñoom tamit vraiment ñu aar leen parce que tey ñoom bu ñu toogee croiser information dootul am te bu information dafay mel ni réew bu gumb ko donc pour que travail journaliste continue même équipement
protection yu may wax nii bu laajee journalistes yi bu ñu dem ci terrain bi ñu yore ko sax ñoom tamit war nañ leen sóoraale pour que ñoom tamit ñoo am équipement yu valable pour mën a wàcc ci terrain bi laaj état bi aussi bépp mesure bu mu war a jël na ko jël fii amul lu ñuy yox yi li nga xamante ne moo baax pour askan wi moom la ñuy def ku jalgat yoon nag yoon dal sa kaw. muy kàddu yi bàyyi ko ci Sidiya Ndiaye. opération désencombrement ci rue 18 ci Médina maire ba Bamba Fall mboolem tablier ya fa nekkoon jëlee neen fa ak jaaykat yi nekkoon foofule wër marché Tilène li ko sabab mooy tëj marché bi à partir de 18h lu ñu dëtul dellu gannaaw la benn yoon nanga ko bakk yokku ma nga fa woon. ginnaaw ndogal yi mu jëloon ngir fànq ni coronavirus bi di lawee maire bu Médina dëggal na li mu waxoon naam sax ne am na ñu ci àndul woon. ñii xëbër yi intéressé wuñu ma parce que ñu ngi may woon ne tey xaalis moo leen gënal dund ñun nii jamono joo xam ne tey ñu ngi naan Burkina Faso 4 ministres infectés nañu démb Italie 473 personnes ñoo dee ci benn jour yow xalaatoo waa Médina yow la nga jaay rek am sa xaalis moo la intéressé loolu man du ma ko nangu feebar bi war ngeen am distance 1 mètre ñëpp xam nañ ni rue 18 bi même bu dara amul mënoo am distance 1 mètre da ngay buuxante pour jàll kon feebar bi fa la nar a jógee. dalee ko dimanche bi lee marché Tilène dañ koy tëj bés bu jot bu 18h jotee. mesure bi ma jël mooy tey lépp luy 18h dañuy tëj lépp bu maladie bi nag arrêté ñu xoolaat bu maladie bi arrêté wul ñu jël yeneen mesure mais du ma nangu kenn kuy wut xaalis ci kaw bakkanu waa Médina. ci gis-gisu Bamba Fall tolluwaayu feebar bi toll na foo xam ne bu ko jaree sax daañu gën a teengal ndogal yi mu jël. bu feebar bi arrêté ñu delloo lépp ci la mu nekkoon mais bu feebar bi lawee jàppal ni mën nañoo dem sax ba wàññi heure bi wala ñu tëj marché bi parce que man dund waa Médina moo ma gënal xaalis. moo xam jaaykatu taabal wala jaaykatu jën ya ne woon ca rue 18 ñoom ñëpp leen fa déjjati te seetuñu ci dara. nanga ko bakk yokku ngeen di ànd ak xibaar suba gi ci kàllaame ko ci barma ci Zik FM première rajo urbaine du Sénégal fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu Sport. Baye ma Anta Mboup la ñuy àndal ci xibaaru sport salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. alors président fédération sénégalaise de football soobu na ci xeex ba ngir jëlee fi Covid 19. waaw maître Augustin Senghor jàppale nag moo ngi woon foofu ci commune am bu mu dëkk ci île de Gorée nekk nag bërëb boo xam ne daanaka ñu fay teew nag ci ay étranger day bëri loolu ba tax na nag mu amaloon ab dox ngir nag sensibiliser askan yu nekk foofu noonu nit ki ñoom tamit jébbal leen ay mbir yoo xam ne dina mën a tax ñu protéger wu ñu teewlu kii di maître Augustin Senghor ak Soxna Fall. dox ci biir dëkk bi pour sensibiliser ci jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus waaye surtout fexe ku nekk jël xeex bi def ko xeexam parce que defe naa toll nañu foo xam ne Sénégal la yëpp concerné nañu mais rawatina goxaan yu mel ni Gorée nga xam ne maanaam île la géej moo ko wër bu fi feebar bi duggee nit ci dañoo jegante musiba lay doon donc fu mu nekk ñu ngi ci biir kër yi di leen xamal horaire yi ngi bees yi nga xam ne dañ ko jël ñu nag liaison maritime Dakar Gorée pour wàññi entre Dakar ak Gorée déplacement askan bi bu weesoo loolu ñuy def ay gestes di distribuer ay produits antiseptiques ay détergents ay produits de propreté comme ay saabu yooyu pour que nit yi mën set ci seen yaram set ci seen loxo pour mën a wàññi li nga xam ne mooy wàll bi nga xam ne feebar bi wàllam dafa gaaw. maître Augustin Senghor ñu wax léegi ci première liga moom itam dañuy yaakaar ñu reprendre ko mois de juin. waaw ñoom de seen bëgg-bëgg loolu la 1er juin la ñu bëgg nag reprendre championnat bu Angleterre bu ñu sukkandikoo ci Télégraphe bu fësal bi la xibaar jàpp ne nag am na ab plan boo xam teg nañ ko ngir nag championnat bu Angleterre ñu mën koo jeexal ci juróom benn saison bu ñu jàppee ne am na seen ay jongante yoo xam ne sax mën nañ ko def à huis clos ngir nag lu jëm ci wàllum saison 2020-2021 bi ñu mën koo tàmbali ni ki juróom-ñetti fan ci weeru mu août ñoom daal jàpp nañu ne loolu daal bu ñu ko defee gëm nañ nag championnat bu Angleterre dinañ ko mën a jeexal di fàttali ni championnat bu Angleterre nag dañ ko dakkaloon ni ki ñeenti fan ci weerum avril balaa nag ñuy prolongé waat boobu dat ni ki fanweeri fan ci weerum avril. ñu wax léegi ci France moom itam. waaw ca France nag jàppal na ñoom ngir nag ñu tàmbali lu jëm ci wàllum championnat bi bu ñu sukkandikoo ci président syndicat Premier League bi di Bernard Caizot jàpp ne nag du teel léegi ndaxte nag bu ñu gisee ni am na club yu bëri lu jëm nag ci wàllum koppar dañ ci am ay jafe-jafe ndaxte club yu mel ni Olympique Lyonnais ak Marseille ñoom sax doom dañoo mujjee nag dakkal yenn ci ay salaires yoo xam ne nag comp nañ ko jëmale si seen ay joueurs ni ko noonu tamit personnel bu fay liggéey daal jàpp nañ ne nag lu jëm ci championnat bi faaw nag ñu jàppalewaat leen ci wàllum koppar ngir ñu mun ko tàmbali nu mu waree.
ñu wax léegi ci coronavirus des na am 4 semaines ngir jël décision ci JO yi. waaw ba tey nag lu jëm ci wàllum Jeux olympiques Tokyo 2020 ñu fas yéene ko amal ni ki ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum juillet jàpp nag juróom-ñeenti fan ci weerum août boobu nag mooy Jeux olympiques yi lu jëm ci wàllum Jeux paralympiques nag ñaar fukki fan ak juróom ci weerum août ba juróom benn fan ci weerum septembre waaye nag ba fii jëlaguñ benn décision ngir nag xamal ndax dañ koy dakkal wala dañ koy wëyal ci boobu les compétitions en tout cas bu ñu sukkandikoo nag ci athlètes yu bëri di yëngu ci fas yéene teew ci boobu les tournois seen bëgg-bëgg rek moo ñu dàq ko waaye nag fu mu toll nii CIO moo ngi nag étudier ay xool ndax fan la nar a taxawee ngir nag lu jëm ci wàllum Jeux olympiques yu Tokyo yooyu ndax dinañ ko dakkalam déet en tout cas fii ak ñeenti semaine daal dinañ xam nag ban décision la ñuy jël jëmale ko ci Tokyo 2020 kon Hadj Mansour fii lañ fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye